dikkati naa l'opposition bi day daal dina yëngu le vrai journal daal di may xamal ne mer ba futt moo jàpp ñenn ci boor bii ndax investirul leen ña ca des nag daal di mer ba futt ndax nag dañ leen lankal ne du ngeen bokk ci yile élection laas na yeewi askan wi moom man ca yoonu tas tribune yéene kaay ne ko ab fipp moo daal di am ci biir coalition bi 9 lieutenants yoo xam ne nekkoon nañ ci yeewi askan wi jàpp ne nag dañ leen tuutaal daal di leen di sànni ca gannaaw ba ñuy investir xalaatuñ leen wala bu ñu leen di xalaatit fan leen sànni dafa daal di sore ñoo daal di fippu rébellion dëgg moo am ci bile coalition ñenn ñi naan bile liste àndut ak ñun nañu fooge woon yeewi askan wi ba ñëw soobu ca ñenn ñi naan liste bii dafa trahir fondement bu coalition bi lu ci mënti am daal maître Moussa Diop moom ba ngay xas Khalifa Babacar Sall naan ab rancunier la maanaam day dencub meram te Ousmane Sonko moo cay complice am di ko ca jàppale le mandat ne yeewi askan wi day boo matul dina tasar le quotidien ne ku ne ngi wane sax merde Serigne Mansour Sy Djamil Cheikh Bamba Dièye Moustapha Guirassy Cheikh Tidiane Dièye ak ñeneen ñoo xam ne ñoo nekk ci boobule coalition ku ne ngi wane ni nag dangaa mer te coalition bi joxu la sa gëdd laas yéene kaay ne dëgg-dëgg ab courant la boo xam ne nii soo moytul daal dina maas yeewi askan wi l'observateur ne laaj bu jara samp ngii de ña nga xam ne nag ñoom ñooy frustré yi daal di mer ba fippu ne boo moytul daañu bàyyi yeewi askan wi seenu électoral lan la ban poids électoral la ñu am tribune yéene kaay ne en tout cas maître Moussa Diop moom lépp Khalifa Ababacar Sall la ko jiiñ direct news ne Khalifa Ababacar Sall kay ñëpp àndandoo di ko jorandoo xeer maître Moussa Diop ci direct news ne la ma doon wax ca caisse d'avance ba waaye tam doon ko wax ci ne mënta nekkub candidat ci réew mi loolee la ma Khalifa Ababacar Sall mënta baal ba nii nag looloo nekk ci xolam moo tax mu may toñ-toñal le témoin yéene kaay ne loo ci mënti dégg élection législative yi moom fii la toll yeewi askan wi mi ngi ci yoonu tas Barthélémy Diaz mer na ba futtu Benno Bokk Yaakaar ña ngay dal ca kawam tribune yéene kaay ne Barthélémy Diaz dafa bëgg imposer ab loi waa direction générale des élections le quotidien ne moom Barthélémy Diaz kay dafa menacé direction générale des élections nag andi ci ay gindi société civile nag di woote jàmm l'évidence yéene kaay ne Barthélémy Diaz la mu wax leer na de nee na nag liste bu yeewi askan wi ndakaaru bii la ñu bëgg du bokk ci élection yi Bart ci l'évidence yéene kaay ne combine bëre la de waaye bëgg bëre bañ bëre ndax fii ci ndakaaru nag suñu liste bi bu ñu ko bloqué élection du am fii ci ndakaaru l'info yéene kaay ne Barthélémy Diaz kay ab complot d'état la jàpp ne moom la ñu bëgg teg nag ci kaw liste yeewi askan wi fii ci ndakaaru Barthélémy Diaz ne li xew tey jii ci Sénégal garaaw na garaaw goo xam ne buñ te waxul njombe dina am ndax nag mënu ñoo nangu nag ay liste ak i parti wala coalition de parti ñu leen di dàq di leen tere bokk ci élection ci complot boo xam ne ñenn ñu bokk ci nguur gi nag ñoo ko jiite Barthélémy ci direction générale des élections danoo génneel beneen liste boo xam ne bokkut ak bu sunu mandataire Déthié Fall mi ba mu déposé woon maanaam dañoo soppi liste ya lii di wane ni ab complot d'état ci la ñu nekk ñun Sénégal te duñu nangu nag lii nga xam ni Macky Sall ak nguuram bëgg nañ ñu koo teg Barthélémy xam na ni nag parrainage moom mënuñu faa téye ndax score bi ñu am ci élection locale yi jéem nañu trafiqué def nañu manipulation waaye lii du jàll lu ne nag jéem nañ ko ci Ndakaaru jël Diop Sangomar jéem nañu éliminer Ndakaaru jéem nañu tabb maire bu Ndakaaru par décret tey jii nag la ñu bëgg moom moo di juróom-ñaari maire yu wil bu Ndakaaru bii ñu sàcc leen ci askan wi jël ña leen neex teg fi duñu ko nangu Barthélémy Diaz na leen dong mooy mbébétu président Macky Sall moom moo di nag Ndakaaru jël Diop mi dootul amati moo tax nag ñu bëgg koo xamal ne lu mënti am daal Dakar moom day taxaw jomm rek te moom Barthélémy Diaz di woo askanu Ndakaaru ñu mobiliser wu lu mu ko jar nag ci xeex bi ñu daal di koy def 24 heures yéen kaay ne en tout cas Barthélémy Diaz xamle na ni lii duñu ko nangu ndax dañoo falsifier seeni liste alerte quotidien ne Barthélémy Diaz la mu xamul moom moo di article 179 alinéa 2 bu code électoral bi dafa xamle ni képp koo xam ne dangaa remplacer ab candidat boo xam ne mënul bokk ci élection te doo laalee benn yoon ak façon bi nga xam ne noonu la ñu tëralee ordre d'investiture yi wala it nga daal di jébbale ab pièce boo xam ne nii baaxul wala dafa ami erreur matérielle saa si tembe dañ koy daal di wax mandataire bi mu am diirub ñetti fan nag ngir daal di soppi lu ni mel su ko deful dañuy daal di rejeter liste bi su aane tey laa lay xamal nag coow li lu ko andi ci liste yeewi askan wi Ndakaaru waaye tam lan moo tax Barthélémy Diaz mii war a xoolaat doxalinam yéene kaay bi ne ma ngir récupérer dossier bu yeewi askan wi ngir andi ci nag ay coppite moom maire bu Ndakaar Barthélémy Diaz dafa xamal direction générale des élections ne leen yenn ci ay investi dañoo démissionné dama leen bëgg andil ay coppite waaye nag foofee la amuk erreur ba ndax nag yéene kaay bi ma ngi may xamal ne ay coppite buñ koy amal ci liste du nekk koo xam ne dafa démissionné déedéet ndax loolee code bi prévoir gu ko ku faatu la ñu mën a remplacer wala koo xam ne dañu ne mënoo bokk ci élection ci réew mi erreur bii nga xam ne nag Barthélémy Diaz ki gaayam def nañ ko nar naa ubbil buntu nag waa Benno Bokk Yaakaar ndax wàllu Sénégal boo moytul du bokk ci élection yi ci Ndakaaru ndax moo yeewee bokk liste Barthélémy Diaz nag dem na ci direction générale des élections daal di forcer barrage ba xam leen nag ngir politique Dakar sacrifié na ay vie te bu ko jaratee daañu amal boobu le combat Alioune Ndoye Benno Bokk Yaakaar ci yéene kaay bi ne Barthélémy Diaz nag bu nekkul woon maire ba tey ma ngi ca kaso ba ñun ay Dakar
Ndakaaru waalan te war nañoo bàyyi duñu menacé ndax nag lépp luñ ñu jor daañu leen ko delloo critique yéene kaay mel ni ku naan man fi mu ne daal xeex dong moo ca des tribune yéene kaay na ko weñ waa nga bañee ca mbànjaxaan nga de parrainage ba daal daanaka coow li mooma Sud Quotidien daal di may xamal ne Benno Bokk Yaakaar saa si tembe day moo lekk coow ci réew mi ndax nag war na daal di jaamaarloo ak Yewwi ak Wallu waaye tam investiture yoo xam ne coow li daal daanaka soriyantoon ak luy jeex tribune yéene kaay ne société civile moom la ñuy ñaan lenn la moom moo di liste yi nga xam ne rejeté nañ leen ca parrainage ba ñu def kéemtalaay kattan ba fexe ñu bokk ci yéene élection ndax loolee mënta ànd ak démocratie libération yéene kaay ne ma la àndut ak démocratie kay mi ngi nii sunu alal ji nga xam ne ñi ngi dëkkee di ko caxat-caxatee te kenn sañ ta wax te diwaanu Ziguinchor moom patron bu cadastre ba moo fa daal di jël suuf sa di ca def la ko neex ñaari at a ngi nii mu daal di retraité waaye complicité supérieure am yi moo tax mu daal di fay toog lu doonu suuf daal dina koy jaay foofee ay parcelle u jàmbur lay jël di tabax ay kër wala mu jël ay parcelles yu sakkan lool di ko jox ay nit ñu ko koy jaayal Le Soleil yéene kaay ne booba day budget bu réewum Sénégal am nag yokkute ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaari milliards yu tegus lëf daal dinañ koy dolli ci loi rectificative bi Dakar Times ne te saa si tembe pétrole beeg gaz bi day mën na andi nokki waat ci réew mi ca coowal astu soxna la tribune yéene kaay ne ma bul jeexal te waxoo ci ndax nag sage-femme ya juróom benn weeru kaso lañ leen tëj yoo xam ne sursis la benn ba rek la ñu tëdd moo taxit bàyyi nañ leen ña ca des moom toppe wuñ leen dara yendu leen ak jàmm mbokk yi Dakar ca teg jooju juróom-benn ci juróom gannaaw nag bañ demee ci prolongation bi ku nekk dugal sa morom ñetti but génération foot tamit moom moo éliminé nag RS Yoff par tir au but 4-3 temps réglementaire nag 0 but partout la ñu def Teungueth FC moom moo génne tamit AS Saloum ca teg jooju juróom-benn ball ci juróom gannaaw ba ñu defee 0 but partout Espoir bu Guédiawaye moom Linguère moom moo ko daan par tir au but 5-4 temps réglementaire 1 but partout la ñu def Étoile Lusitana nag moom moo éliminé ñii di waa CNEPS Excellence bu Thiès nekk ci Ligue 1 bi 6-5 2 buts partout la ñu def AJEL bu Rufisque moom moo daan Demba Diop 2 buts à 0 AF Darou Salam moo éliminé Amitié FC par tir au but 4-2 Oslo daan Assure 2 buts à 1 AS Kolda moom nag Walidane moom moo ko daan ñaari bal ci benn kon tey jii nag la ñuy wëyal lu jëm nag ci 16e de finale yi ca stade Maniang Soumaré ak ñaari jongante yu am solo kon 15h Thiès FC moo ci dalal ñi di waa Coton Sport 17h Kayor Foot lay doon ak ñi di waa Jàmbaar Aline Sitoé Diatta foofu ca Ziguinchor Zig Inter la ak ñi di waa Port Autonome mu Ndakaaru ca stade Caroline Faye mën nañu fa am stade de Mbour ak Yego US bu Saint-Louis ak AS Douanes lay doon foofu ca stade Mawar Wade la ca Massène Sène ca Fatick EJ Fatick moo fay dalal Ndiambour bu Louga. ñu waxtaanee fédération sénégalaise bu football def nañu ak taxaw seetlu ci violence bi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci stade yi. waaw loolu nag gannaaw bañ doon amal nag seen réunion bu comité exécutif nag ci la ñu nag indi nag ay jubbanti ngir nag ñaaxaat bu baax a baax acteurs yi ñu xoolal nag seen taxawaay bu baax a baax ngir nag lu jëm ci wàllum violence yi ci stade bi kii di porte parole bi di Seydou Sané moom nag jot na ci addu bay xam ne nag kon faaw nag ñu xoolaat bu baax a baax taxawal ni ngir nag moytu yenn violence yi ñuy nemee ko ci stade yi ci noonu tamit Seydou Sané jot naa dikk bu baax a baax ci amande bi nga xam ne FIFA jël na ko teg ko ci ndodd Sénégal gannaaw bañ doon amal lu jëm ci wàllum nag dernier tour éliminatoire coupe du monde si diggante Sénégal ak Égypte Sénégal nag ñu amande ko benn match huis clos ak 112 millions mi xam ne daal waxtu wi nag ñoo ngi saytu bu baax a baax yan nag preuve la ñuy teg ngir mën a nag réduire boobule sanction jotoon nañ ci teewlu kii di Seydou Sané ci journal français bi jàppal na tamit Ligue sénégalaise bu football tey nag la ñu amal seen réunion bu bureau loolu nag bu 11h30 jotee lay doon. foofu ca seen siège buñ ci jógee nag dinañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi xam naa nag dañuy waxtaan bu baax a baax tamit violence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir stade yi bu ci mujj rek bokk na ci diggante Ndiambour ak ñi di waa AS Jaraaf. ñu waxtaanee 22e journée bu Ligue 1 ci week-end bi du yomb de. waaw du yomb nag ak jongante yu am solo ndaxte ñii di waa nag Casa Sport gannaaw ba ñu leen daanee ci 21e journée bi seen diggante ak AS Douanes ñaari bal ci benn kon nag ñoom ñi nga xam ne. ñoo nekk ci bopp championnat bi ñooy dalal ñii di waa jàmbaar bu Saly nekk si juróom-benn place bi am fanweeri poñ kon daanaka juróom-ñeenti poñ rek moo dox seen diggante loolu nag dimanche lay doon foofu ci stade Aline Sitoé Diatta Jaraaf nag mi nga xam ne moo nekk si ñaareelu place bi am 36 points mooy dalal champion en titre bi Teungueth FC te Iba Mar Diop samedi Génération Foot nekk si ñetteelu place bi dina ci laale ak ñii di waa Ndiambour bu Louga bi nga xam ne moom day xeex ngir descendi ci championnat bi duel des mal classés bi nag dina dox ci stade Alassane Djigo ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak CNEPS Excellence bu Thiès yeneen jogante yi yoo fas yéene am bokk na ci dimanche bi Mbour Petite Côte ak ñi di waa Guédiawaye FC la Linguère bu Saint-Louis dina ci laale ak US Gorée AS Pikine lay doon ak ñi di waa AS Douanes.
ñu waxtaanee bi yoon nag champion européenne bi mu mel ni kon résultat yi ak programme yi nga ñuy baaxee. waaw dañ koy nag door ak ca Premier League bi ak 22e journée en retard tey jëlee ci ngoon 18h45 match bu am solo dina am ci diggante Tottenham ak Arsenal bi nga xam ne day xeex moom tamit ngir qualifier ci Ligue européenne des champions match en retard démb Manchester City génn nag conforté première place am gannaaw ba mu daane Wolverhampton juróomi bal ci benn kon waxtu wi ñetti poñ moo dox ci digganteem ak ñi di waa Liverpool bu ñoom Sadio Mané Chelsea moom dafa daan Leeds ñetti bal ci dara nekk si ñetteelu place bi moom nag daanaka mun nañu wax ne moo ngi gën a dëgëral boppam tamit ngir moo dem Ligue des champions Leicester bu ñoom Nampalys Mendy ñoom ñoo daan Norwich ñetti bal ci dara Watford gannaaw ba mu wàccee ci championship bi nag moom démb dafa def match nul ci digganteem ak ñii di waa Everton di fàttali tamit nag lu jëm ci wàllum nag Liga bu Espagne kon tey jëlee tamit na am ay jongante yu am solo 17h Real bu Sociedad lay doon ak Cadix 18h Rayo Vallecano mooy dalal ñii di waa Villarreal 19h30 Real Madrid gannaaw ba mu jëlee championnat bi dina ci laale ak Levante démb nag Atlético Madrid moom gannaaw ba mu daane ñii di waa Elche ñaar ci dara kon ñoom tamit permettre na leen ñu qualifié directement ci Ligue européenne des champions Alaves moom moo daan Espagnol ñaari bal ci benn Osasuna ak Getafe benn ak benn la ñu def Séville 0 but partout la def ci digganteem ak Mallorca Italie moom démb ñii di waa Inter gannaaw ba ñu daane Juventus ci prolongation bi ñeent ci ñaar. moo leen permettre nag ñu jël coupe bu Italie kon mën na jàpp na sax Juve moom saison blanche nag la def ren jile Italie kon ba tey ci Serie A bi Inter moo ngi xeex ba fii lu jëm ci wàllum nag Serie A bi ci digganteem moom ak Milan AC la kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu doxante dig daje rek 12h ak Birame Ndiaye Touré 13h ñu fas yéene si ànd ak El Hadj Mahmoud Mansour Diop. suba teel nag. waaw suba teel wala wërëgul tey moom dañ koy leb xool incha allah da nga koy leb ba suba. waaw ba dégg incha allah leb bi teel na de yaa ngi doog a ñëw il faut gars yi namanti ko wax yow nag. waaw. ñu koy jaajëf Pape Matam Mbuub borom jam si di wax dugg dama ko lakkal torom nag lii moom lii laa namoon ci moom. non mais sama waay nga nag yow. damaa wéetoon booy bi nga fi nekkulee donc. mooy loolu non man kay xam naa ne gelu nga ma sax. il faut waaw booy dem da nga may takkal morse léegi. ma nit ki bi voyage da ngay takk morse boo bañee. sama waa ji yow joxe wa sa âge réel de yow. man est-ce que ànd moo tax la joor. loolu léegi ba maa la bañee du gis raay ba. waaw yow yaakaar naa ne yow xam naa ne maaloo ci ñu gënoon kii ngay bokk. yow sama waa ji bàyyi naa la yàlla. du ma la topp ci la ñu jàll ñu ànd ak yaay naa ñu ànd ak Pape Matam Mbuub sax pàcc bu mujj bi li yéen a kaay xëy fësal lay doon ñu ànd Cheikh Mantoulaye ci bundoo yi